mbokki internetu Sénégal 7.com dal leen ak jàmm li si gën a fës dañ koy doore rek ñeel convocation bi nga xamante ne rek police dal na koy convoqué kii di Cheikh Oumar Diagne ginnaaw nag bañ ko daal di libéré rek sa kaso bu Rebeuss à la veille de Tabaski moom Cheikh Oumar Diagne daal nañ koy convoqué waat rek wala sax daal nañ koy wóoluwaat rek fa la nga xamante rek moom moo di sa police li ko waral nag moom moo di ab vidéo bi nga xamante ne rek daal nay circulé si Rebeuss bu ñu ko nemmeekoon rek si weeru koor bi ñu génn benn vidéo boo xamante rek moom Cheikh Oumar Diagne dañ ko filmé woon si kaso bu Rebeuss vidéo boobu sax mu joon wër réseaux sociaux yëpp loolee indi coow ba tax na nag moom professeur Cheikh Oumar Diagne mu ngay xamle ne boobu la sax vidéo moom filmé wu ko waaye tamit ki ko doon filmé xamu ko lam sa wax yëpp mu ngi ko daal di dëgg rek moom Cheikh Oumar Diagne xamul sax li nga xamante rek moom mooy daal di sabab li nga xamante rek moom moo di boobu convocation waaye lépp lu si mënta am rek jàppale na convocation bi daal ñeel wàllum vidéo bi nga xamante rek mu ngi doon circuler si li nga xamante rek moom moo di sa réseaux sociaux yi nag ginnaaw bañ wane image yi nga xamante rek moom moo di image u kaso bu Rebeuss ni ni mel nag yoon di koy tere lépp lu si mënta am rek convocation bi ndiki ëllëg la si vendredi bi foofay sa duwaanu donc section bu recherche en tout cas daal mu nekk loo xamante ni moom professeur Cheikh Oumar Diagne indi na si ay leeral tukkee si li nga xamante rek moom moo di c'est boobu convocation Alioune Dembourou Sow ginnaaw nag mu nekk député à l'Assemblée nationale farees rek si li nga xamante rek moom moo di sa nguuru président Macky Sall moom Aliou Dembourou Sow ñëwaat na bu baax a baax si li nga xamante rek moom moo di si ñu wër le président Macky Sall ginnaaw ay kàddoom yi nga xamante rek ñu ngi ko daal di tukkee si li nga xamante ni donc moom moo di si journal bi nga xamante rek moom moo di l'Observateur moom Aliou Dembourou Sow mu ngi xamle sax ñi nga xamante rek ñoo daal di wër war a sax daal di dar ki nga xamante rek moom moo di président Macky Sall ñoo ñu si ëpp ay traître lañ ndaxte li nga xamante rek moom moo daal di indi rétrécissement maanaam doole gi nga xamante rek président Macky Sall wàññi na ko si député yi mu amoon si assemblée nationale la ko waral moom jàpp na ni sax si benn boor bi njëg gu seer gi nga xamante rek am na si mbim réew waaye tamit la ko waral moom moo di crise mondiale bi nga xamante ni am na sa Ukraine waaye tamit ak Covid bi ñu jot a génn beneen bi bokk na si li nga xamante rek moom moo di yenn coalition yenn responsable yi bokk si coalition Benno Bokk Yaakaar te daal di defuñ effort ba mu war si li nga xamante rek moom moo di si élection locale wala sax élection législative yi nga xamante rek moom la ñu daal di jot a génn ba tax na ñoom ñenn ñi sax dañoo muyewul le maillot loolee sax tax ba ki nga xamante rek moom moo di majorité bi nga xamante rek le président Macky Sall amoon na ko à l'Assemblée nationale loolee waral daal mu daal di wàññeeku bu baax a baax ba léegi kàddoom si biir journal bi di l'Observateur moom Alioune Dembourou Sow di xamle ne moom mu ngay daal di dëgg rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di dar président Macky Sall ay traître lañ te mu ngi koy daal di dëggal ay traître dëgg lañ ñenn ñu si ëpp lañ koy toppee rek bokk na teg ko bët ngir rek mën ko wuutu si place bi nga xamante rek moom moo di place du chef de l'État mu nekk loo xamante ne rek mën nañ cee daal di jàpp ay kaddu yi nga xamante ne rek moom moo di kaddu Alioune Dembourou Sow beneen mbir mi si xibaar yi bokk na si li nga xamante rek moom moo di audition dans le fond ki nga xamante rek moom moo di ancien directeur COUD di Sitor Ndour bi nga xamante rek war nañ ko daal di déglu rek li nga xamante rek moom moo di si dossier bi nga xamante rek moom moo daal di dox si bonam boobu nga xamante rek moom la ñu wax ne moom moo ko daal di siif moom ancien directeur bu COUD boobu noonu nga xamante ni moom moo di Sitor Ndour nag ginnaaw nag si dossier boobu noonu daal nañu xamle sax ne ni dafa daal di siif xale bi nga xamante rek ay atam mu ngi toll wala atam sax mu ngi toll si fukki at ak juróom benn 16 ans waaye daal si boobee anam dañ ko daal di yóbbee si prison bu Rebeuss waaye nag fas yéene nañ ko daal di auditionné rek si li nga xamante rek moom moo di si boobu dossier ki ñu ko xam ne nag moom moo di journal à la une bi di Les Échos si jeudi bi ñu nekk ni si fàttali ne également ñu ngi ko daal di war a déglu rek kii di juge bu d'instruction si début de septembre lañ ko fas yéene dégluwaat si dossier boobu nga xamante ne rek moom moo di si dossier si journal bi di Les Échos mu ngi xamal ne également bu ñu ko daal di auditionné ba pare avocat am yi nga xamante rek ñoom ñoo koy layal dinañ daal di déposer benn demande de mise en liberté de provisoire ngir rek ñu koy mën a jox li nga xamante rek moom moo di liberté provisoire si ki nga xamante rek moom moo di ancien directeur bu COUD di Sitor Ndour si fàttali également kii di ancien directeur bu COUD kii di Sitor Ndour ñu ngi ko daal di accusé woon viol ki ko accusé nag moom moo di sa domestique atam mu ngi toll si fukki at ak juróom benn 16 ans waaye nag si lendemain tabaski bi nag la lépp amee woon si lañ ko daal di placé sous mandat de dépôt ginnaaw nag
nag ab benn lettre de plainte boo xamante ne rek ki ko déposé moo yaayu xale bu jigéen bi. Coowalu cité mixta si réseaux sociaux yi également ak si li nga xamante rek moom moo di si yenn plateforme yi mu ngi bëgg a jaaba jonge si plateforme internet yi ba rawatina nag li nga xamante ni moom moo di ab benn réseau de prostitution bi nga xamante rek jot nañ leen a teg loxo fële nga xamante rek moom moo di sa cité mixta mu nekk ab réseau boo xamante ni rek ginnaaw nag jot nañ cité ay tur yoo xamante ni ñoom la ñu jàpp ne rek ñoom ñu daal di organiser gang googu noonu ngir rek mën a recruter ay ndaw si ay affaire sexuelle ak yeneen mbir yoo xamante ni donc dafay daal di yëngatu si wirum caay-caay ba tax na rek ñi nga xamante rek ñoom ñoo di gendarme yi jot nañ leen a teg loxo fas yéene leen toppee rek li nga xamante rek moom moo di incitation à la débauche diffusion d'images à caractère pornographique waaye tamit lépp loo xamante ni rek dafay daal di yëngu si wàllum prostitution ngir rek mën a daal di jaay ay xale yoo xamante ni rek seen i at sax boo xoolee demeewul noonu waaye daal lépp lu si mënta am rek section bu recherche daal na leen di teg loxo rek ginnaaw nag dinañ daal di jàkkaarloo ak juge bi ndikki ëllëg si àjjuma ji lay doon mu nekk ay mbir yoo xamante rek ñu ngi ko daal di nemmeeku ndikki démb si fee nga xamante rek moom moo di sa cité mixa mu nekk ay mbir yoo xamante ni donc ay mbir yu doy waar la. mbokk internet Sénégal 7.com nag ginnaaw nag lancement bi nga xamante rek moom moo di magi Pastef ndikki démb si alarba bi ñaar fukki fan ak ñeent si weer août bi ñu nekk le 24 août ndikki démb ginnaaw nag magi Pastef ñoom it tamit jot nañu daal di lancer rek li nga xamante ni moom moo den mouvement magi Pastef waaye nag si cadre yi nga xamante ne rek kii di njiitalu Pastef moom Ousmane Sonko daal nay xamle sax ne gisul luy tere daal di jëmmal rek li nga xamante rek moom moo di boobu la projet du deal waaye tamit du complot du benn pexe boo xamante ni ñees na ko teg moom gouvernement bi ngir rek mun a gàkkal li nga xamante rek moom moo di boobu la projet moom Ousmane Sonko ba léegi ay kàddoom si li nga xamante rek moom moo di si boobu la rencontre wala sax boobu la ndaje di mag yi Pastef daal nay sargal bu baax a baax ñi nga xamante rek ñoom ñoo di kilifa yu fa jotoon a teew te jàpp na ne Olof Njaay dafay wax ne xale bu loxom setee rek dafa dina mën a bokkal ñi nga xamante rek moom moo di magam te la mu gis rek li nga xamante rek moom moo di ndikki démo xel dal na bu baax a baax amul dara lu ko teree nekk li nga xamante rek moom moo di président si élection 2024 yu ñu dëgmal mu nekk ay kàddu yi nga xamante rek moom Ousmane Sonko yëkkati na ko bokk na également si li nga xamante ne rek moom moo di alal bi nga xamante ne rek njuuj njaaj nañ ko si réew mi bu nekkee njiiti réew mi càcc gu métti gi nekk si réew mi moom Ousmane Sonko dina def si kéemtalaay kàttanam ba càcc googu mën a daal di tagg bu baax a baax a baax mu nekk ay kàddu yi nga xamante rek Ousmane Sonko xamle na ko ndiki démb si lancement mouvement boobu nga xamante ne rek moom moo di magi Pastef beneen bi mbokk yi bokk na si li nga xamante ne rek moom moo di Gabriel Kane ginnaaw nag ak sortie bi nga xamante ni kii di ministre Ndeye Saly Diop Dieng bi nga xamante rek moom moo di ministre de la femme de la famille du genre mu ngi xamle nag wala sax mu ngi doon recadrer ki nga xamante rek moom moo di Gabriel Kane ginnaaw kàddu yi nga xamante ne yëkkati woon na ko moom ministre Ndeye Saly Diop Dieng mu ngi xamle ne Gabriel Kane nekkul si dëgg nekkul si yoon waaye nag Gabriel daka daal di feeluwaat rek ni di xamle ne ab ministre warul wax li nga xamante rek moom mooy lu dul dëgg ministre dafa war a wax dëgg Gabriel Kane mel ni kuy tontu ki nga xamante rek moom moo di le ministre Ndeye Saly Diop Dieng si ginnaaw nag interview bu mu amoon ak groupe seneweb.com bu ngi xam ne sax ne moo ngi dëggalaat bu baax a baax di propos yi nga xamante ni jotoon na ko yëkkati si xam ne sax ne moom Gabriel Kane mu ngi wax ki nga xamante rek moom moo di le ministre Ndeye Saly Diop Dieng kaddu yi nga xamante rek madame Deme ki nga xamante rek moom moo di directrice am bi jotoon na ko daal di woo si li nga xamante rek moom moo di si mbir moomu le xam na bu baax a baax li nga xamante rek moom lay xamle ne waaye si beneen mbir bi mooy mu ngi xamle ne sax moom ministre bi dafa daal di tiit fit bi dafa dem ndax ginnaaw nag lu toll si 200 000 francs yi nga xamante rek da ko daal di jël te jox ko maman bi nga xamante rek moom mooy petite voilà xale bi nga xamante rek moom la ñu daal di jiiñ ne moom moo daal di teg si ndodd viol bi nga xamante rek kii di Sitor da ko daal di violé 200 000 francs le ministre daal di koy yëkkati di ko teg si li nga xamante rek moom moo di si yaayu xale bi mu nekk mbir yoo xamante ni kii di Gabriel Kane yëkkati na ko si ab interview bi nga xamante rek jot na ko daal di joxe ke suñu naataango yi nekk si seneweb.com koy daal di daanalee rek si tàggat yaram si Ligue des champions bi nga xamante rek ab raaya bu am solo lañ ko daal di tabbal moom Edouard Mendy ginnaaw nag bañ ko daal di tabbee rek meilleur gardien si Ligue des champions édition 2021 moom doomi Sénégal
sénégalais boobu nag di Edouard Mendy nag ginnaaw bañ ko daal di rek tabbee meilleur de la saison 2020-2021 meilleur gardien mu nekk loo xamante ne rek mën nañu wax ne nag c'est la première fois doomu africain boo xamante ni daal nay am titre bu am solo boobu rek nga xamante ni moom moo di meilleur gardien si Ligue des champions. ba tey Edouard Mendy si ay kàddam sax di xam le ne moom mu ngi daal di rek mu ngi daal di xaar bu baax a baax rek moom moo di tirage au sort bi nga xamante ni rek si édition 2020 ak 2021 2022 fële sa diwaanu Istanbul vainqueur avec li nga xamante rek moom moo di les Bleus Chelsea mois de mai bi ñu weesu. waaye Edouard Mendy rek moom dafay préféré bu baax a baax brésilien boobu nga xamante ni moom moo di Henderson nekk sa Manchester City waaye tamit ak Belge boobu nga xamante ni moom moo di Thibaut bu Courtois nekk sa diwaanu Real Madrid moom nag Edouard Mendy mu ngay préféré bu baax a baax li nga xamante ne rek moom moo di ñaari champion yooyu rek si li nga xamante rek moom moo di si prochain titre bi. mbokk internet lu Sénégal 7.com fii la ñuy yem ak yéen si li nga xamante rek li gënoon fa si xibaar yi nag ñeel donc actualité politique ak yeneen xeetu actualité di leen gërëm bu baax a baax si bàyyi xel bi bu leen fàtte abonné si Sénégal 7.com ngir rek bañ leen a raw si suñuy xibaar jàngeen jëf.